mbokk yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julliwaat ci yoon tàmbu tedd bi ñu ngi amaat mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen émission Leewtoo tous les lundis à partir de 21h mbokk yi am nañu mbégte tey dellusiwaat toog fii ci Rincon Alésia muy suñu jigéen muy suñu xarit tey ji ñu toog fi dalal fi ki nga xamante ni moom mooy Thiam CNG de lutte war a waxtaan ak moom lépp lu jëm ci làmb mbokk yi nag di ñaanal bépp doomu sénégalais boo xamante ni yaa ngi ci biir réew mi moo xam yaa ngi ci bitim réew ñu ngi lay ñaanal di ñaanal way dawlu yi yàlla na leen yàlla suñu borom xare àjjana di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci kaw lali hôpitaux yi yàlla na yàlla suñu borom fëgg seen bopp di ñaanal tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir prison yi yàlla na leen yàlla suñu borom may liberté mbokk yi daal tey ñu ngi ci Rincon Alésia war a waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Thiam CNG war a waxtaan ak moom lépp loo xam ne jëm na ci règlement intérieur u làmb ji waaye war nañoo waxtaan ak moom tam ci point yoo xamante ni làmb ji mu ngi war a jóge Iba Mar ginnaaw ba le 12 lañ clôturé war a jëm fi nga xamante ni moom mooy arène nationale loolu lépp bokk na ci poñ yi nga xamante ni war nañ cee waxtaan ak moom ak xale yi ni ñuy ñëwee ci stade bi ak arène nationale bi après combat avant combat loolu lépp bokk na tey ci li nga xamante ni war nañ ko waxtaan ak Thiam bu CNG de lutte Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax. di nuyu sa cameraman yi nga àndal di nuyu borom kër gi ñu fekk si fii di Rincon Alésia di profité ci sa antenne bi di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne bii ñoom ñu ngi seetaan sa émission bi bu émission làmb te émission bu am solo boo xamante ne bii wax dëgg yàlla dafay dana jariñ ñi nga xamante ne waa akul làmb lañu di profité aussi ci occasion bi di indi njaal buur ñoom buur géwal bi fi jógee bu XFM xam nañu bu XFM ak buur géwal bi nga xam ne dafa bokkoon ci staffu Dieye production yàlla dogal ñu wàññeeku may ci sama kàddu mooy jottali njaalu président Alioune Sarr ak président Thierno Ka ndax fa làmb famille la famille la donc lu ci laal fu mu mën a féete rek day laal ñëpp kon loolu wax dëgg yàlla doon na loo xamante ne bii ñu ngi leen di ñaanal suñu borom xale na àjjana ak ñoom ñu leen jiitoon ñoom ñëpp it nag wax dëgg yàlla te bokkoon ci làmb yàlla dimbali ci xaw leen jàppale leen te yërëm leen te xale leen àjjana Thiam ñu ngi jógee stade Iba Mar Diop bu ànd ak dogalu yàlla bi jëm fi nga xamante ni moom mooy arène nationale bi tey jii ak par rapport règlement yeeg sécurité beeg naka la war demee parce que ku ne xam na ni bon Iba Mar ak par rapport ak arène nationale bi tey jii foofu yan règlement ak xale yi lan nga leen ci waxaat. waaw règlement yi du changé. waaw du changé règlement yi. mais fañ jëm changé na. waaw foofu sax ni ñu fay bëree. waaw ni ñu fay bëree. waaw ndax xëy na gars yi dañoo préféré woon promoteur dañoo préféré woon Iba Mar mais bu dëgg rek fee mooy pour làmb mbër yi fay bëre mbër yi nga xam ne ñooy dugg ci géew bi sax dañu xam ne foofu mooy pour làmb ndax arène bi enceinte bi baax na suuf si doy na kenn du ne da nga glissé d'ailleurs au contraire ña fay bëri yi fa am yëpp day gis ne mbër mi day am taxawaay ci biir enceinte bi ndax suuf si doy na sëkk daanaka boo xoolee interdit dan def ci yeneen stade yi defuñu ko fële maanaam di tere ñuy sottee ko ay bidon yi 10 litres rek ak yooyu déedéet foofu kenn du ko terewu ko ndax li ko waral mooy suuf si doy na sëkk laluñu fa bâche donc lu fa nit sottee ko tamit day dem ci suuf donc du empêcher benn mbër bëre donc loolu mooy mbir mi li nga xamante ne bii moo ci dolleeku te président Thierno Ka wax na ko waxati ko ndax moom mooy ki nga xamante moom mooy président bi yore bëre dóor bi ba pare aussi doon chargé de communication bi nga xamante ne bii lépp lu CNG di indi comme dogal moom dana génn wax ci ni ñu ko waxee ni ko CNG tërale alors ñun ñi nga xamante ne bii ñoo yor supervision bi it ñun nag ñoo wëlbatiku nag di ñaax xale yi ci li nga xamante ne bii moom la ñuy dund ak ñoom ci biir enceinte bi ndax
mbër mi bu ñu ko xasee convoqué ba mu jógee këram ñëw ci stade bi rek léegi nag ci ñun ak ñoo may ànd ba bi dernier combat bi pare ba ni mbër mi di ki gagné ba ñoom ñëpp ni ñuy génn ci biir di kenn ku nekk dem ñibbi ñun ñuy soog a génn stade bi maanaam la supervision avant pendant et après loolu la CNG di def nga xamante ne bii soo ñëwee doo génn yow dañuy teel a ñëw ñun pour bana xaar mbir yi ñu ñëw ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi yëpp ba mu jeex ñu gunge leen ba ñu dem ñu soog a dem. donc grand combat kañ lañ koy convoqué ak kañ la war a ñëw yenn combat yi topp parce que règlement bi dañ ko war a leeral parce que des fois nga gis ñu dagg mbër mais du xam lan moo tax ñu dagg ko parce que xamul sax lan mooy règlement bi. wala wax ko loolu nag bopp yaakaar naa bokk na ci li nga xam ne war nañ koo leeral lii la làmb di bañ lii la làmb bëgg. mu gën a leer ci bopp xale yi. waaw xanaa comme ni nga ko waxee rek mu gën a leer. waaye leer na ba pare. ndax xam nga des fois ci am ñu dagg mbër mi du xam lan moo tax ñu dagg ko fekk amaana sax mën na koo def mais xamu ko. loolu communication loolu bokk na ci sama teewaay fii. ak liñ may yebale ci signature de contrat yi ñuy fàttali chaque fois bu signature amee dañ may yebal ma dem fa pour wax leen li nga xamante ne bi mooy règlement yi te moo ne bépp bër boo xamante am nga combat rek jàppal ne am nga contrat bu ñu xamante ne bi signé nga ko contrat boobu lépp ngi ci biir heure biñ la convoqué da nga war a ñëw nombre biñ la may ak li nga xamante ne bii nag bon bu dee règlement bi nga xamante ne moom daf lay tënk moom loolu moom mi ngi ci charte bi mi ngi ci kayit yi nga xam ne moom ci la règlement bi tënku. donc buur nga gis ne règlement bi warul ump kenn parce que ki nga xamante moom acteur la muy mbër mi parce que mbër mi moom mooy principal acteur. donc moom dafa war a xam règlement bi. moom mbër mi waaw kay moom mbër mi mais kan moo koy xamal. ok manager am daf ko war a xamal contrat bi nga xamante ne bi moom la dem signé ji CNG su ñëwee war na koo jox ne ko yow diw woo nañ la telle heure jour sàngam nga war a bëri woo nañ la telle heure may nañ lay nangam lii ak lii lañ fay tere maanaam bu dee tey jii pour jox la exemple rek maanaam lépp loo xamante ne bii dafa jëm ci ñi tere nga xam ne waroo ko fa indi lu mel ni lu arme blanche loo xamante ne bii mën naa jam paaka wala jaas yi yooyu lépp dañ koy tere lépp luy weñ dañ koy tere ci biir géew bi lépp luy weñ dañ koy tere ci géew bi bu dee tamit aussi lu mel ni wàllu rab lu mel ni yenn rab yi xamante ne bii mën naa lore wala dara mooy yooyu yëpp dañ koy tere. bu ko defee donc gis nga bon bu dee ay picc ak yooyu ay pitax yooyu moom terewuñu ko donc yooyu nag bu ko defee ñu fàttali la ko. ndax day fekk xëy na parce que mosoon xamal na ko wala daan nga bëri mais ñu fàttali la ko boo mos a bëree ñu xamal la. école bi nga xamante da nga fa nekk wala écurie bi. aussi moom it daf ci am rôle boo xam ne moom dañ ko def ci war a jouer. war na laa xamal lii règlement. voilà parce que tey jii. te yéen itam ku ñëw ci yéen ngeen jox ko règlement bi. mais bien sûr. ku dem ci directeur administratif bi ñaar na mu jox la bu ko defee nga gëstu ko mën a toog ak say poulain ngeen di ci réunion di ci waxtaan. chapitre par chapitre parce que lu bari la. mais lépp la ëmb. bu ko defee nag. lenn lu ci nekk rek ngeen mën a toog benn ab ngoon gu ngeen entraîné ba pare nga toog secrétaire général écurie bi président bi ñu toog waxtaane ko xale yi. loolu dina tax xale yi di am lu ñuy leen di yebe par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy li def ci làmb ji muy bëri bi dana taxit aussi ñu xam ban taxawaay la ñu war a am par rapport ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy accompagnateur. parce que accompagnateur li ci ëpp ci écurie bi la ñuy bokk. ndax mbir yi ñuy accompagne xëy na bu dee ñi nga xam ne ñoom ñooy yor gàllaaj yi ñoom peut-être ñoo dul bokk ci écurie. grand combat ñaata lañ koy may pour ñaata nit la war a àndal.
waaw bu dee grand combat yi général 15 personnes lay doon. bu dee arène nationale bu dee waaw non bu fekkee grand combat. grand combat bi 15 lay àndal. voilà bu dee combat yenn combat yu mag yi dañuy may 15 bu dee combat yi nga xamante ne kii dañ leen di may 10. parce que dañuy bëgg tamit aussi ndax bul fàtte ne 20 mbër lay doon. 10 combats 10 combats bu ñu bëggee lim bi ëpp day daal di bëgg day daal di gàllankoor. léegi mbër yi ci topp ñaata lañ war a àndal. ci nekk 5 ngay am. 5. mais entraîneur bi nag du ci bokk. maanaam donc 6 personnes ngay àndal ñoom. 5 accompagnants ak entraîneur bi mais 5 accompagnants yooyu nag ñëpp ci la ñu bokk maanaam bu fekkee que lay sotti gàllaaja yooyu ak ñi nga xam ne ñoom ngay àndal di def ay say mise en train ak boo waree bàkku 5 personnes entraîneur bi moom d'office day bokk ci moom du bokk ci lim bi. du bokk ci lim bi. ba nga xam ne kon léegi lu mel noonu bu amee nag bu boobaa dinañu mën a ne ah kii kat au moins maîtriser na li muy def te su boobaa dana am jeexital ci moom ndax suñuy dina mën a éviter lu baree bari. loo xamante ne bi dañ ko cee war a sanctionner. bu boobaa dina ko moytu. loolu it bokk na ci loo xamante ne bii wax dëgg yàlla lu ñu war a bàyyi xel la. mbër mi bu fekkee par exemple nii dafa nekk grand combat. mu ñëw ñu ne ko am nga 15 personnes 15 personnes yi cummikaay beeg. sëriñ seeg waa sëriñ seeg. lépp moom li ànd ak moom daal ànd ak moom. ñoom ñëpp ci lañ bokk. mais ñaare da ngay gis ne. dana jafe trop ci yenn combat yi pour ñu respecter loolu ba CNG aussi tamit daf ci am lu mu leen ci oyofalal ndax bu neexoon CNG mu ne non kenn du romb 15 personnes yi. mais am na bis yoo xam ni di ngeen comprendre sëriñ si. voilà léegi nag su boobaa nag. da ngay accepter yow bi nga xamante ne yow li ñu la may ëppal ko nga nangu mooy donc muy ménager bi moo tax toujours ñuy wax ne. ménager bi benn mbër du dugg tant que ménager bi taxawul ci bunt bi pour ñu wàññi ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ànd ak mbër mi. ba pour bu ëppee ñu xamal ko ni ëpp na. ëpp ci kanamam. mu compter parce que ñoo dañ na ko koy compter benn ñaar ñett ba nga xamante fukk yeeg juróom mat na bu boobaa nag moom mooy jël responsabilité am ne ay ca continuer wàññi bi nangam bu boobaa nag mën nañoo continuer wàññi bi. su ëppee nag ban sanction mooy dal sa kaw. waaw léegi boobaa nag ay sanction pécuniaire maanaam ñi nga xam dañoo ëpp dañuy ci reliquat wu mbër mi lañ koy jël. ci reliquat mbër mi mais loolu muy ñaata. waaw loolu moom day aju ci billet bi nga xam ne moom la promoteur bi di jaay. mais CNG pour ba tey waaye falal ko mbër mi du jël sax loge bi wala ay annexe loge déedéet day jël billet couverte bi. lay jël. dagg la ci. parce que bu fekkoon par exemple tey dañu ne loge 50 000 la. su boobaa boo ëppalee fukki nit déjà 500 000. te ñu dugg xamuñu fu ñuy toogee. voilà donc voilà. mais pour ba tey wane rek ne sanction bi du question daf CNG daf koo jël pour lu teg ko lu metti déedéet moo tax ñu jël billet couverte bi te boole ko ñu mën ko dagg ci reliquat mais du tere nag léegi su loolu aussi tamit bu ñu xasee dugg ba def li ñu def parce que doo mën a xam ndax kii war parce que bu dekkee dañu ne nombre bi ëpp ñoom dafa am lu ñu war a def CNG ba tey ci xam làmb di mu war a doxee. day accepter loolu bu ko defee ñoom ñëpp buñ duggee ba kenn ku nekk def li nga war a def ba pare ba ñu jël nag seen i cummikaay nag ba dem ba samp su boobaa nag foofu CNG day ñëw ànd ak sécurité bi ñu seet ànd ménage bi taxaw ñu seet ne ko nag léegi respecté nag contrat bi mooy 15 yi nga xam ne ñoo fi war a des. yi ñu la mayoon léegi ñi ci des nag bu fekkee am na lu ñu doon def bu ñu comparé nañu ba teg nañ ci. nañ génn léegi déedéet du ñu leen génn ci bitti déedéet. déedéet nañ génn enceinte. nañ génn enceinte bi yéeg ci kaw. su boobaa noonu la ñuy réglé cumikaay yi. ba cumikaay li stable doon 15. léegi nag su boobaa nag léegi nag mbër mi nga xamante nag mooy bëri. moom it kiyam daal di ñëw ñu ne mbër mi de 2 personnes lañ ko may pour mu def ay mise en train maanaam doxantu yi muy doxantoog yooyu muy def yëpp ñaari nit la war a àndal ak lu mu mënti def su dee ñëw ci géew bi aussi ñaari nit lay àndal. bu fekkente ne bii nag dafa am gàllaaj yi muy def. da war a dem ci géew bi. ñaari accompagnant mbër yi muy àndal toujours. ñooñu il faut ñu dem toog bàyyi ñaari ñi koy defal gàllaaj ñu defal ko gàllaaj
mais géew bi ci enceinte bi ci biir enceinte bi ci boppam du ñu accepter mu am surplus. d'ailleurs moo tax chaque fois bu fekkee am na surplus boobaa tamit beneen sanction day dal ci kawam parce que mbër mi biir enceinte bi ñaar rek lañ leen fa autorisé bu weesoo manager bi nga xam ne moom am na droit ñu fekk la ci biir géew bi parce que arbitre bi bu fekkee par exemple dafa la soxla yow manager bi donc da nga war a fekk nga teew parce que arbitre du génn dem di la wooy donc yow des fois ngeen woo mbër fan yi am na coow yu amoon ci làmb wala dara am ngeen woo mbër te kenn du ko yëg bari na mbër yu ngeen convoqué woon yoo xam ne waxtaan ngeen ak ñoom. waaw loolu mooy ba tey ci rôle supervision bi parce que bu fekkee mbëri dañ leen woo ñu ñëw war a bëre comme ni ma ko waxee sànq rek lépp loo xamante ne bii am na ci biir enceinte bi superviseurs yi ñoo koy saytu. lépp lu fa am lu fa waay def danañ ko bind. bu ñu bindee ba pare nag dañuy daal di defar rapport bi jébbal ko CNG bureau bi bu boobaa nag léegi bureau bi ñoom ñooy xool lenn lu ci nekk la kenn ku ci ne la nga def par rapport ak la ca règlement ba wax lu mu laaj ñoom ñoo koy def. ay bis yi woo ngeen ay mbër. waaw boobu bien sûr woo na ci mbër yu bari yoo xamante ni parce que. mën nga ma citer. lii nga xamante ne bii li nga xamante ne bii président Alioune Sarr du noppi di ko wax. depuis daaw ak daaw jéeg sax ba ret bi làmb ji ubbi nañu sàmm li nga xamante ne bii moom mooy bëri nañ sàmm li nga xam ne moom lañu moom. mooy làmb ji ñu bañ ko yàq. bañ ko yàq mooy fexe ba bañ a indi lépp loo xeetu. li naan violence ak lépp luy xeetu ñagas-ñagas ci seen diggante. bàkku xam nañ ko parce que fi la ci làmb la bokk. ñëw jóge ci turbine bi wàcc tuus fecc bàkku yëkkati sa. mais yenn façon dëkkante yi am na ñu gën ci woo fan yi. voilà mais façon dëkkante yi xale yi def léegi. parce que dëkkante bu ci ay kurpeñ dee bëggee jóg. waaw alors léegi loolu day xaw a day daal nuru leneen. loolu kon dootul amatul sportivité. parce que dëkkante bi loolu amateur dañ ko bëgg. mbër mi ñëw benn dimanche ju ci làmb ji ñëw daal di wàcc bàkku bëggal amateur yi samp na dem beneen ku yaakaar ne adversaire am la war naa mën a jógee fee moom it ñëw. fecc bàkku daal di ñëw. samp na dem daal di koy dékk loxo. mu yem foofu mais lu waral ana luy day bàyyi ñu fekkente ne bi léegi yow da ngay ñëw non seulement doo ko bàyyi sax mu fecc. buy daw di ñëw rek nga daw yow it ñëw ngeen tàmpaloo taal bi di waxante yoo xam ne loolu woo ngeen ci ay mbër. waaw parce que loolu mooy li ma la wax léegi ne la yooyu bu amee dañ koy bind identifier mbër yooyu yëpp. def ko ci rapport bi yóbbu CNG. bureau bi woote. léegi nag bu boobaa nag bureau bi moom mooy def leen ñi nga xamante ne bii woo nañ leen tamit ba wax ak ñoom pour wan la rek ne la CNG encore une fois de plus. dañuy dawal toujours lu mel ni comme ku yor famille am kër borom kër ci këram doo tëb rek daal di dóor wala tëb rek wax dara. di nga woote da ngay woote waxtaan. yedd xamal ne leneen lii ngeen def day. àndul ak làmb àndul ak làmb nangam fexe leen ba bu ëllëgee bu leen ko defati. loolu ñi nga xamante woo nañ ñi fa woo ñëpp ren ci avertissement yooyu leen jox. xamal leen ne leen lii ngeen di def dëppwul ak làmb te day yàq làmb te làmb yéene ko moom. kon jàpp naa ne. loolu boo ko waxee mbër mi nga xamante ne bii daf koo def muy sport am su boobaa dina bàyyi xel ci li nga ko def. ba bu ëllëgee dina ko te jàpp naa ne it aussi loolu mi ngi am jeexital mi ngi am lu muy jur parce que bi ñu ko commencé di ko def ba léegi jàpp naa ne mbër yu baree ngi ni léegi defu xaj na ñi nga xamante ne bii jàpp bokk lu ci woon yëguñu woon ñooñu rek ne ni moom ñoom ñooy jóg wala bokk ñi nga xam ne ay accompagnant lañ te duñu mër. lutte MMA bi noo ko gisee. MMA waaw loolu yëpp day wone rek ne lamb def na ay jéego parce que bu fekkee yàlla dafa dogal tey ndax comme discipline boobu ngay wax maîtriser wuñu ko wax dëgg yàlla ndax du suñu yoon mais bu fekkee ne bi mbër mi nga xamante ne bi moom tàggat nañ ko ci làmb ji
ba mu mën dem di ko def ba di ci am ndam loolu ndamu làmb la. ndax mbër bu fekkee yàlla dogal na mu dem ba am ba muy dem ci loolu di ko def fekk am na bagage yu mu yóbbaale. yow ànd nga mu am ci. yoo xam ne bagage yi làmb la. te ba mu xam ne bu demee yóbbu ko foofa ndax gis naa ne ñoom dañuy jàpp ñu yëkkati di daane ak li nga ñaan nag yooyu yëpp dañ koy def ak di dóor. waaw tey jii ñu ngi wax lutte MMA bi noo ko jàngate. waaw MMA bi de ñun comme ñoo ko gisandoo ñu ko ñëpp kii rek. mais li nga xamante ne bii daal moom mën nañ ko. mais bokkul seen règlement. ah déedéet loolu du làmb bokkul ak làmb seulement discipline la beneen bu ñenn ñi def feneen sunuy mbër gis ko dem di ko def mais damay wax rek ne loolu yëpp bokk na ci ndamu làmb ndax bu fekkente ne bii yàlla dogal na mbër yi nga xamante ñoom ñoo nekk fi ñu bëri. buñ fa demee di utiliser technique gu bi nga xam sunu làmb suñu bëri bi ba di ci am ndam kon loolu ndamu làmb la. ndax sport moom amul frontière. sport moom mbër sport surtout sport de combat. xale bi bu xasee tàggatu ci sport de combat mën nañ jàpp ne yenn sport yi bu fekkee daa choisir làmb lépp lu xaw a méngoog làmb war na ko mën a dem def. yow ànd nga mu am ci en tant que Thiam rek quoi dama la laaj. ànd nga waaw man xam nga man sport laa man sport la. sportif la boobu xawut a doy waar ak ni mu mel tëgle ci case. bon xam nga xam nga par exemple mi ngi mel ni comme suñu bëri dóor bii. bëri dóor bii dañ doon wax ne dafa violent nangam. mais par rapport nag bi amul wéq amul bu seen bëri dóor bi. waaw xëy na ñàkk sol gant rek la ñuy wax. mais comme boxe rek. mais boo xoolee boxe thaïlandaise boxe thaï wala ay savate boxing bu français yi mais yooyu yëpp c'est ay discipline yu ay combat yu violent la tu as vu donc loolu man jàpp naa ne amul benn jeexital. mën na fi am ci nga xamante ne bii ci sportif la. mën na fi am. man bi amit aussi tamit mi ngi aju ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk parce que autorités yi ŋànk sport. jaa bi nga xam ne tey jii suñu ministre Batar Ba ñàkkul ne gis na ne xale yaa ngi dem ci loolu tey jii bu yàlla dogalee tey jii ñu war ko fi mën a def wala ñu war a mën a ubbi fédération wala dara bu ko buy def loolu su boobaa tamit ñoom dinañu apprécier naka lañ ko war a defee ak naka la mën a def te loolu moom autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk sport ñoom ñoo ci mën a sori loolu yaakaar naa ni Thiam am na solo mais lan nga bëgg a fàttali xale yi. li nga xam ne moom la ñu président Alioune Sarr di yónnee toujours duñu ko fàttali pour ñu koy fàttali xale yi nga gis aussi chaque fois président Thierno Ka di ko wax ñun ñiit aussi duñu noppi di ci wax naa la sànq ne la chaque fois bu amee loo xam ne dafay dajalee ay xale yu war a bëre rek CNG dana ca teew ñuy fàttali règlement yi fàttali boobu dañ koy def ba ci biir enceinte bi lépp loo xam ne day yàq làmb duñu noppi di ci fàttali xale yi parce que jóguñu rek pour di dagg seen xaalis wala di leen sanctionner wala di leen suspendre. déedéet CNG du rôlam du loolu ko xam Aliou Sarr xam ne bëggul benn mbër ñu dagg xaalisam. mais Thiam pour nga mën a ñëw ci làmb li muy bañ. parce que yaakaar naa bokk na ci li ëpp importance xale yi gën a xam règlement bi ki toog këram di seetaan wala ménager bi toog këram di seetaan ménager bi xam na ko wala entraîneur bi toog këram di seetaan wala kii indi mbër wala mbër mu ndaw mi nga xam ne moo toog këram pour lan nga ko mën a gën a fàttali ci règlement bi nga xamante ni point yi nga xamante ne bokk na ci làmb li muy bañ. point yi nga xamante ne bii surtout yi li nga xam ne day yàq làmb nga xam ne mën naa yàq làmb bokk na ci. mooy li ñuy wax jaxasoo bi ñuy tamponte ñaari camp yi daje toujours di am ay problème ba nañ ko ba CNG dañuy prévoir fee ñu jëm moom fële arène nationale lépp waa problème bi réglé na foofu noonu parce que ñaari zone la ci mikaay zone A ak zone B ci arène nationale ci arène nationale zone A mbëri yi nga xamante ni bi ñoom ñooy bëri ñoom ñooy parce que bu kii bi
fiche bi nga xamante moom mooy programme bi ñu def mbër yi. dañuy def mbër bi ci turu benn mbër turu mbër bi ci kaw beneen mbër bi muy war dajal ci suuf mooy A ak B. bu dee premier combat dañ naan diw X mooy A Y mooy B. boo dugg see ci biir stade bi ba war a ñëw nag ci biir ci war a dugg ci arène nationale ci war a dugg ci biir enceinte bi superviseur yi fa nekk ñoom ñoo lay wax ñoo lay liiral na la diw na nga ne ko yow A nga nekk am na benn carton bu lay jox boo xam ne la matérialiser A nga daay dem ci sa cumikaay aussi dañ koy commencé nële mu jógee na lay ñëw ba nga xamante ne bi cumikaay ci bande stade bi rouge be kii bi ci ngeen di xool. déedéet fi ñu boo duggee ci porte bi mag porte bi nga xam ne fa la mbër yi duggee. waaw ñaari laaf yi noonu. foofu la ñuy réserver pour. cumikaay yi. cumikaay yi comme ni ma la ko waxee ni ñu koy defaree mooy dañ koy numéroter 1 ba 10 yaa ngi dégg après foofu commencé waat fi 1 ba 10. ba nga xam ne mbër bi ñaari mbër yi war a daje. dañuy sore yoo maanaam premier combat bi mbër A day nekk ca commencement ba fële. yaa ngi dégg. ki muy dajeel moom day nekk ci commencement fii. donc da gis dañuy soreyantoo. bu ko defee bu ñu defee noonu ba grand combat bi day nekk ci cat li nii parce que mbër A bi moo nga woon commencé 1 ba ñëw 10 grand combat bi nekk fii moom adversaire am day nekk ca cat la ca fond ba. grand combat 10 B day nekk ca fond ba. kon nga gis ne ñoom léegi ñëpp sorente nañu ba pare nag léegi zone bu nekk ñi fa dul daje rek ñoo fay nekk. kon léegi xam nga foofu moom. amatul voilà déedéet amatul dem di xëppante ak di këfante. ba pare nag sécurité bi. nga xamante ne bii dañuy def barrières yi ba nga xamante ne bii léegi policiers yi ñoo fi nekk nga xamante ne ñaari buntu rek la ñuy ubbi léegi. pour mbër mu ñu woo ak mbër mi nga xam dafa bëgg a dem def mise en train wala mbër mi nga xam dafa war a am ay gàllaajam mu war a def ñoom ci buntu ci bu dee côté A ci buntam lay jaare dem ci enceinte bi bu dee côté B ci buntam lay jaare def ci côté enceinte bi léegi nag dañu xamal kii sécurité bi que mbër mu nekk. benn nit lañ ko may grand combat bi ñaar loolu bu ñu ko waxee ki nga xamante ni moom mooy seen responsable moom élément bi yam fay teg dala leen ko wax. boo ko defee nag ñun tamit ñun superviseurs yi dañuy daal di taxaw foofu nag ba nga xamante ne bi léegi nag di xool en cas. pour que kenn ku nekk daal kenn ku bëgg a def naka loolu noonu. bëgg a tooñ bëgg a fekki sa morom. voilà ñu xam ndax fekki boobu sax bu dul xaj na ci biir wër bi ñuy wër noonu la mais mënatuñ ko def ci biir seen biir cumikaay yi. kenn mënatul dem foofu sa cumikaay morom. donc déjà loolu day régler problème bu bëree bëri ci li nga xamante moom moo daan am ci yeneen stades yi. fu mel ni comme Iba Mar nga xam ne ni. fee daal moo gën a neex. bokkul fale pour lamb la. vraiment dañ ko te loolu it nag effectivement comme ni ko président Liou Sarr yàgg waxee mu doonoon lu ñëpp ñu awaa axlu lamb daan jooy bëggoon ko lool yàlla dogal ko ci président Macky Sall. loolu wax dëgg yàlla président Liou Sarr rafetlu ko te xam ne bii bijou la boo xamante ne bii nag dama ko waxee rek. na ko mbër yi sàmmal seen bopp. dañu location bi moo diis nag. na ko mbër yi sàmmal seen bopp na ko amateurs yi sàmmal seen bopp ndax amateurs yi aussi tamit ñoom bu ñu ñëwee toog ci kaw ñoom it war nañoo toog bañ a yàq benn siège ak lu xew ndax sport rek la. day am ku daan ak ku daanu ki nga xam ne moo daan bu jubilé it bu mu yàq li nga xam ne moom la moom. ki daanu it bu meree it bu mu yàq li nga xam ne moom la moom ndax bu ëllëgee it da ngay di dellusiwaat ki daanu woon xaj na yàlla mën na koo mayaat ndax kon nañu fexe ba loolu nga xam ne muy bijou te waxuma la sa Afrique yëpp benn la fi. ñu ngi gërëm Matar Ba ministre bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla yaatal na làmb ubbil na làmb ndax boo xoolee am nay jamono
làmb xawoon tumuranke fu ñuy bëree. wax dëgg yàlla bi mu ñëwee it ubbi woon na stade yëpp ba problème amatuñu woon problème fu ñu bëree. bi yàlla dogalee it nag arène bi pare kon wax dëgg yàlla it nag war nañu mën a nag dem nag ci suñu yëf nag. suñu yëf bopp waaw loolu it nag aussi dafay jaar. dafay jaar mais est-ce que tamit xam naa ñu oyofal ko rek xëy na loolu lépp tamit ci du sa wax sax mais ñu oyofal ko rek parce que bu ñu nee million lañ ciy laaj 1 million 500 000 bu moo jëm ci sécurité 500 000 bu moo jëm ci location stade bi. bon ba nag xam nga yàlla xam na ne ñun man loolu sax yaa ma koy xamal. dëgg la parce que du seen voilà du suñu. xam naa te du mbiru tey jii xam naa ne tamit boo demee ne boo laajoon président Aliou Sarr dala la wax loolu. ndax gérer wul kii. infrastructure amagul sax directeur. voilà léegi donc loolu dañ koy bàyyi. li ak ministre bi autorité yi. waaw bu nekk mu ñuy dégg. autorité yi léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi nga xam ne muy promoteurs yi nga xamante wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ah ñoom bu ñu too dajaloo dem waxtaan ak autorités yi jàpp naa ne autorités yi mën nañoo trouver solution boo xamante kenn ku nekk da nga ci gis sa bopp. bi lamb tijjee ba léegi ndax combat bu mag ñëwagul na taxaw fa ndax ñu ngi wax Modou Lo Ama Baldé ndax est-ce que loolu ñëwagul na CNG jotagul na ci. waaw xam nga encore ñun superviseurs yi xam nga lan mooy suñu lu ñuy xam combat bu taxaw. mooy combat boo xamante ne bi officiellement woo nañu ne. régularisé nañ ko telle date la yëkkati programme bi teg suñu loxo. mais dégg ko benn combat bu ñu régularisé ci yëkkati. ah dégg nag moom xam nga bu dee dégg moom loolu kon réew CNG. non ma ni dégg ko benn combat jotagoo déedéet amul ndax wax dëgg yàlla bu fekkente ne bi bu amoon kon danañ gis programme bi. mais ñun ci programme la ñuy dox. ci programme CNG ci programme lay dox képp koo xamante naa baal promoteur bu fa ñëw régularisé en bonne et due forme bu boobaa combat boobu xam nañ ne nag officiel la looloo taxit sax duñu attardé wu ci dégg nañu fii wala dégg nañu fii. yéen combat bi ngeen jot. léeg-léeg ñun kilifa yi nga xam ne daal jom ñoo ŋànk mbir mi combat bu ñu ne date sa jox ñu programme ñu xam ne date sàngam la boobaa moom la ñuy daal di préparé waajal ko bu bés baa ñu teel a dem comme ni ma ko waxee nga xam ne te ne bi mbër mi aussi tamit loolu ba tey ñu fàttaliwaat ko ci règlement yi la bokk benn mbër du ñëw ci làmb ji te 14 heures jotul. waaw. comme ni daan teel a ñëwee. waaw comme par exemple mbër di ñëw ay midi ak une heure ak yooyu noonu moom boo ñëwee it non mën ngaa bu la neexee génn sa kër ñëw waaw mais doo dugg tànk alors depuis daaw waaw mais après nag la ñu jël mesure yooyu waaw ndax xam nga tamit aussi loolu lépp dafa bokk ci CNG dafay aar ki nga xam ne moom mooy sportif bi ku ne xam na ne sportif ki war a def sport de combat parce que sport de combat sport individuel la dafa metti làmb dafa metti kon CNG rôle am la noonu ni muy defaree làmb noonu lay aare mbër mi donc mbër mi war naa am temps bu mu war a ñëw ak temps bi muy def ay mise en prêt lépp bokk ci li nga xamante ne bii ku ko xool xam ne jaadu na waaye bu fekkee mbër mi daa ñëw ay yenn heures yi war a te làmb ji war a jëm ngoon loolu tamit wax dëgg yàlla day xaw a doy moo tax ñu ne benn mbër dootul dugg ci biir enceinte bi lu dul ne 14 heures dafa jot benn mbër dootul dugg ci stade bi bu 14 heures jotee nag ñu soog a nag daal di dugal mbër mi ak comme ni ñu ko waxee sànq nombre bi mu war a am bi ci kanamu manager bi. dañuy àndandoo rek dem fi nga xamante ni mooy arène nationale bi seetaan combat Boy Niang ak Lac de Guiers parce que mooy combat bi nga xamante ni moo fa njëkk a am ci combat boo xamante bu mag la combat bu mag. ñu xool wàllu organisation bi ak combat bi ni mu demee woon te dellusiwaat ci Leewtoo. ay siisam ndax pare ngeen laaj na Lac de Guiers ndax pare nga ndeysaan arbitre bi sifflé na combat bi laa ilaaha illallaah Boy Niang moo ñu wan ginnaaw mi ngi jiital tànku ndeyjoor bi
Lac de Guiers mi ngi jiital tànku càmmoñam. round d'observation. round d'observation. Lac de Guiers arrière na. Lac de Guiers arrière na lu tax mu arrière. day arrière ba ci saaku yi. day daal di ñëw jël benn avertissement. dafay lire adversaire bi. Lac de Guiers cokkaas na Boy Niang répliqué. Lac de Guiers Boy Niang. Lac de Guiers cokkaas na Boy Niang répliqué. Lac de Guiers battre en retrait. Lac de Guiers Boy Niang. ña nga songom kaw. Boy Niang ngi dox si kawam. mu mel ni Boy Niang combat rapproché la bëgg. combat rapproché la bëgg Boy Niang jël na ko. ndeysaan songoon nañu ñoom ñaar. Boy Niang jàpp na. Boy Niang jàpp na ci ngemb li. ñoom ñaar ku ne jàpp nga. ndeysaan. Boy Niang am na ngem. Boy Niang am na ngemb. ay Lac de Guiers pour mu jàpp. laay la laa da ko bëgg a fàqat wala. oh Boy Niang Lac de Guiers bañ na. Boy Niang Lac de Guiers. Boy Niang Lac de Guiers. Boy Niang faqat na ko daw Boy Niang fàqat na ko. Lac de Guiers bañ na. ndeysaan. Boy Niang dóor na ku. ndeysaan temps bi jeex na 10 minutes yi mat na. ndeysaan. arbitre arrêté na combat bi. 5. lamb ji jeex na. lii du lambi dara. jërëjëf Thiam yaakaar naa gis nga combat boobu mais tey jii bu ñu waxee ci combat bi ci wàllu sortie stade bi lan lañ ci mën a wax ci wàllu génn bi ci wàllu xale yi parce que bu làmb ji desee yéen ñëpp ñoo bokk benn porte bu ñuy aw di génn foofu CNG yan xalaat la fa war a mën a indi. maanaam ci ñan ñooy bokk di génn. supporters yi. supporter non mais foofu pourtant na foofu porte yi bari na de. parce que gis nga foofu boo xoolee devanture bi lépp ay porte la. sànq yi ngi doon wax ci affaire sécurité bi. mais boo xoolee fële arène nationale arène nationale li ñu fay yóbbu ci policier même bu dee combat yi doy yi fay am ni lu mu dee day mat 100 policiers. tu vois contrairement ak bu dee Iba Mar ñaata la. bon ça dépend Iba Mar xam naa ne ay 30 policiers yooyu yoo fa daan kii mais fële moom ñun dañuy gis ne effectivement sécurité bi am na doy na te loolu la laaj aussi. da ngay gis ñi ci biir ni ñu bare noonu ñu toll da nga leen di gis ci biti. sans compter aussi da ngay gis auto police yi jalonné noonu ci yoon bi ànd ak supporters yi di leen di gunge. loolu lépp pour par mesure de sécurité la donc man jàpp naa ne arène nationale bi bon maintenant nag bu fekkee par exemple tey jii xale yi dañoo bëgg peut-être. génn ñii gañe nañ leen ñee gañe nañu ñuy xeex ak yooyu bon am na loo xamante ne bii comme ni ñu wax rek war na mën a ñàkk li wétoor mooy bu dee combat bu mag moom disposition yi ñu war a jël yëpp dinañ ko jël pour que du ñu bokk fu ñuy génne ndax arène nationale bi boo xoolee côté yëpp am ay bunt waaw côté yëpp am ay bunt donc il suffit que juste ñu def ci liggéey boo xamante ne bii mbër yu nekk fi ñu war a du duggee ak fi ñu war a toogee bu ñuy génn tamit ñu canaliser leen ñu génne noonu. lamp yi Sinois yi fay nekk parce que des fois gis nañ combat du ñu àggale sax suñu reportage ñu fay lamp yi est-ce que loolu tam ñu cee gën a jugaat wala CNG wax ci. waaw xam nga CNG doom lu ñu mën lu dul constater rek
après ñuy def ko ci rapport bi bu ko defee kilifa yi wax ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk sport parce que kilifa yi la ŋànk la làmb ci ñoom ñooy wax ak kilifa yi ŋànk sport bi mooy ministère voilà parce que tamit aussi chinois yi bañ na état bi leen fi te bàyyi ñu am lu ñu continuer di ko doxal parce que ñoom ñoo ko defar donc loolu lépp man jàpp naa ne war nañu ci mën a adapté wu ba boole koogi aussi tamit di waxtaan ak autorité yi ba nga xamante ne bii bon parce que léegi sax wàññeeku na comme ni ñu ko doon defee bu njëkk ba bi ñuy soog a nga xam ne bu arbitre bi sifflé rek bala ñoo génn kii bi sax ñu commencé fay lamp yi léegi wàññeeku na parce que bii passé dimanche passé vraiment te yéex nañu fay lamp yi quand même yéex nañu ko fay bon maintenant nag xëy na ñoom am nañ seen doxalin boo xamante ne bii mais loolu yëpp jàpp naa ne bu fekkente ne bii par exemple tey autorité bi muy ministère jël nañu tey direction bi jox ko ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox équipe bi ko war a yore su boobaa équipe boobu danañ xam li mbir mi war a doxee parce que xëy na chinois yi aussi tamit ñoom it xamuñu réalité làmb. waaw loolu tamit def ci bokk. te war nañ leen koo xamal. bon war nañ leen ko xamal comme ñoom déjà li wér mooy dañuy joxe mbir mi seen app bu jotee dañuy dem. kon su boobaa li ci am solo rek mooy ñi nga xamante ne bii parce que lii moom suñu yëpp la ñun ñoo ko moom ci gars yi nañu comme ni ñu koy waxee. kon réalité yi nga xamante ne moom lañ ciy dund sénégalais rek ñoo ko mën a xam. donc ki ñu koy wala ñi ñu koy dénk su boobaa ñooñu danañu mën a xam ne ah lii la laaj nii la war a demee nii la war a demee. léeg-léeg nga dégg ni combat taxaw na ci biti ci mbedd mi wala ci kër gi. nga laaj waa CNG ñu ni yëguñu ko mais pour ñu yëg ko lan mooy taxawal combat bi wér bi nga xamante ni CNG yëg na ko. waaw pour wax ma loolu moom mooy lu officiel rek lu officiel xam nga CNG autorité la tey jii promoteur bi tëgg làmb am mënul tëgg làmb lu dul ne daa dem CNG autorisé ko maanaam mu jënd licence bi CNG soog ko daggal ko mu dagg licence ñu autorisé ko pour mën a tëgg làmb manager bi nga xamante ne bii aussi tamit moom la CNG xam moom moo nekk ci diggante mbër mi ak CNG moom it day ñëw ak yaat kartam saa réaffiré waat kartam donc loolu moom mooy wane ne autorité bi CNG la làmb ñu koy wax CNG ndax mooy autorité boo demee bu dee par exemple tey boo demee ci discipline basket fédération basket la koy yore boo demee ci football bi noonu bu leen làmb ji aussi da ciy dox lépp CNG bu ko defee nag loolu nga xamante ne moom la CNG ngànk nag lenn du ci valable lu dul de dañoo ñëw ci CNG. ci CNG ba indi li nga xamante ne mooy avance CNG jël avance yi loolu mooy taxawal combat. voilà régulariser. rek ñu régulariser ko. ba nga xamante ne bii yow mi promoteur bi ñëw nga fay li nga war a fay joxe li nga war a def li nga war a def lépp ànd ak manager yi ay tour ñu ñëw bu boobaa nag ñu daal di defar nag contrat yi contrat bi nga xam ne moom moo la lëkkale ak CNG mooy promoteur bi contrat yu bëri yi nga xamante ne bi moom moo leen lëkkale ak CNG. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ni làmb fii la toll li tax ma ne làmb fii la toll mooy lu ñu war a waxtaanee parce que biñ tijjee bi làmb tijjee ba léegi booy seet combat yi mag yi ñu doon séntu xëy na nag combat yaa ngi am parce que booy seet dimanche yi bari jël nañ ko samedi yi bari jël nañ ko te combat yi ci la bokk waaye dégg guñu combat bu yu ngand yi am te it làmb moo toll foo xam dañoo war a toog di ko waxtaanee comme ni ñu def nii seeti ménager yi seeti CNG seeti lépp ñu waxtaane ko mais combat yu mag yooyu lu tax Thiam déggatuñ ko. buur dugg ma ne sax xam nga foofu maa ngi doon bëgg a intervenir rapidement ci combat yu mag lamb jaa ngi dox. mu ngi dox kay. lamb ji. sëñ Modou ñaa ngi ni am 20 jours moom kese. macha allah. sans compter tëggagul na je crois. 4 journées. 4 journées wala 3 jours. 4e journée la jëm Bargny. Voilà 3 journées. dimanche Bargny incha très allah bien mi ngoog incha allah dimanche wala mi ngoog boobu mi ngoog loolu mooy lu officiel. donc dimanche incha allah Bargny la ñu jëm. xale yi bëri parce que xam nga encore une fois de plus toujours loolu tamit président Alioune Sarr di ko wax di ko fàttali. CNG xamul mbër mu mag ak mbër mu ndaw.
mbër mag mii licence bi muy dagg moom la mbër mu ndaw mi di dagg benn licence la benn vignette la donc ensemble la CNG di gérer mbër yëpp waaw loolu te dañu wax ne làmb gi dafa war a dox mbër yi nga xamante xale yooyu nga xam ne dañu am ay espoir la ñu am yaakaar ci làmb mu ñu def ko seen tàggatukaay yaram ndax man dama ko wax liggéey ndax comme ni ko président Aliou Sarr di waxee bi mu koy waxee ñu bari comprendre ñu woon fi mu waxee que làmb du métier nañu kenn ku nekk na jàng ñu naan non pourquoi mu ñuy jàng lool déedéet pour nga xam waxul jàng école rek déedéet boo jàngee école baax na boo jàngul école yi jàngi métier bi te léegi gis nga mbër yu bari ngi nii am nañu seen métier wala ñi nga xam ne jàng nañu dama lay jox benn exemple am na tey benn mbër boo xamante léegi professeur la maa koy dégg moo tudd nan sax moom la ñu wax moom la ñu doon wooyee l'étudiant waaw tu as vu waaw l'étudiant léegi moom nekkatul étudiant léegi professeur la tu as vu professeur la plein alors te pourtant ren ji bëri na yàggul dara moo bëri na moo daan kii moo bëreek Boy Baldé tu as vu te pourtant professeur la kon nga gis ne làmb def na jéego yu bare côté boobu la Aliou Sarr doon waxee président waxul rek ne non dem leen jàngi wala na nga bàyyi la déedéet ki nga xamante ne bi moom dafa am bëgg-bëggam muy làmb déedéet terewu kenn terewu ko na ko def mais na ko booleeg leneen parce que làmb yàggul lu tax combat yu mag yi ba làmb tijjee ba léegi déggaguñ benn affiche bu mag bu taxaw mais loolu nag nguur xam nga il faut ngay woo par exemple promoteurs yi nga xam ne ñoom mais yaa ngi làmb ji gis nga d'accord waaw mais parce que même bu dul caam rek bu CNG mais caam xam na làmb amateur làmb la ci làmb évidemment daa nga gis combat yooyu di taxaw waaw évidemment mais loolu aussi xaj na bu dee man ci sama wàllu bopp rek damay jàpp ne xaj na situation bi mooy laaj moo laaj rek xaj na affaire bi am tekkaaral boobu mais promoteurs yi ñoom wax dëgg yàlla boo xoolee ñi daan dagg licence ñëpp dagg nañu licence wala boobu ñu ci bari bokk te combat yaa ngi taxaw te non combat yi mag lañ gisagul mais lam moom encore une fois de plus CNG bilan lay gérer tey jii bu noo am lu mat ay 1000 et quelques mbër tu as vu bu ñu sayoon bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga kenn ku nekk ci xale yooyu ne xam ne man de bëri naa benn yoon wala ñaari yoon boo gisee CNG accepté promoteur yi 10 combats pour loolu la 10 combats parce que affaire ci 4 combats la jógee wala boog sax 3 combats 2 petits combats benn grand combat après ñëw ko 4 CNG ñëw ba indi ko ba promoteur yi ba ñaar PNG ba ñu indi ko ba 10 combats mu metti loolu nag mais terewul pourtant ñu ngi koy gérer daaw ñaata combat ngeen am bon daaw bari na xam naa ne daaw nag xam nga aussi ak li fi xew lépp mooy élection yeeg coupe d'Afrique yeeg yooyu yëpp ak weeru koor wi mais te terewul dafa naa ne ëpp na 50 jours ñu def ça bi moom daaw jéeg moom ñu ngi woon ci ay 60 et quelques jours ren ji tamit aussi ren ñaata journée lañ defagoon bi làmb tijjee ba léegi bon mun ma ko jàpp nii mais boobaak léegi samedi ak dimanche yi ñu ngi bëri donc boo xoolee wax dëgg yàlla làmb ngi dox lii tax ñuy wax làmb dëgg-dëgg bi ngi dox léegi nag léeg-léeg nga daje ñu ma la mais yéen seen làmb ji dafa mel ni nangam te pourtant moom moo kooku moom comprendre lu ci biir ma de du amateur parce que bu dee amateur bi mi ngi xam weekend bu jot làmb yi am ñi fi am waaw mais ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne bi ñoom dañuy jàpp ne bu ñu déggul combat yu mag day naan làmb doxul voilà yooyu ñu mag fekk xale yaa ngi bëre fekk xale yaa xëy na la fi amoon ak la kii woon moo amatul wala ña ko mënoon mënatuñ ko loolu lépp leneen Aliou Sarr président Aliou Sarr day bàyyi xel xale yooyu nga xamante ne bi dañoo def seen yaakaar ci làmb bëgg ci wane seen bopp te boo demee ci écurie yi ñu ak école yi ñoo ci fees dell boo demee ci géej gi xale yooyu ñoo fa fees dell di entraîner ndeysaan yaakaar ci làmb ñooñu CNG da leen di bàyyi xel bu baax a baax ba moo tax
vraiment ku ci ñëw tëgg làmb it boo indee xale yi licencié yëpp ñu yombal ko xale yi fexe ba nga xamante ne bi. soo amoon looy dénk école de lutte yeeg écurie yi en tant que ku nekk CNG lan lay doon. ah suba damay wax li nga xam ne moom la président Alioune Sarr dénk président Thierno. mu di ko saytu du doxale digganteem ak écurie yi ci wàllu ñu fexe ba xale yi di xam règlement yi parce que nit mënul def discipline bu mënti doon booy def il faut nga maîtriser ko il faut nga xam les tenants et les aboutissants mën a maîtriser règlement xam li ñu la yoon may ak li la yoon mayul loolu tamit dafa am solo mooy tax mën ngaa bëree saison bi dana ubbi ba saison bi jeex doo jotee ak CNG dara kenn tamit du dagg sa xaalis parce que encore une fois de plus mbër mi am na ci mbër yoo xamante ne bi da ngay dégg ñu ne la man CNG mosuma woo justement parce que dafa sàmmonteeg charte yi CNG teg nga xam ne moom la CNG teg donc CNG da ko woo mbër mi bu fekkee dafa sartonteeg charte yi benn yoon rek lay ñëw CNG mooy moment bi muy renouveler licence am buy defar licence moom faaw mu teew personne physique foog mu teew il faut mu teew licence yi ci yan forme ci lan lañ koy defaree maanaam licence ci maanaam visite contre visite ak lan ak lan waaw da ngay indi nag parce que sport ngay def donc il faut indi kayit bu mandargaal ne yow mi apte nga pour mën a def sport bi kayit boobu it aussi bi ngay indi day fekk ne médecin moo ko def c'est-à-dire boobaa ñun tamit CNG nga xam ne ni ay waxuma médecin waaye professeur a fa nekk waaw dañu ko ba gis nga ku ci gaañu ay professeur ñoo lay gis bu fekkee par exemple da nga am combat ba pare indi certificat médical faw nga professeur moo lay gis ñoom Raymond wala Abdourahmane da ñu ne Ardo pour nga andi les combats doon bër ci fan nga ko war a teg waaw loolu tamit règlement yi définir na ko waree na ko muy yan li nga xamante ne bii tey jii bu fekkee par exemple da ngaa gaañu bu boobaa te médecin bi tamit médecin wu CNG bi xool na effectivement kay bi faaw nga dem Raymond gis la wala Ardo bu boobaa bu ñu la gisee ñu wax ñoom ay professeur lañu lu ci ne danañ xam ne kii kat effectivement mënul bëri su boobaa combat boobu moom teggeegul na la ko wa ilaa maarita li nga am ku wàññeeku ku sës ci yow ku sës nag waaw sës bi nag mooy maanaam ay wayjur ñaari wayjur yi mbaa bu dee doom wala lu mel ni soxna yu mel noonu ñooñu nga xam ne daal dañu sës ci yow rëkk jege la lool boobaa ñooñu moom effectivement mën nañu annulé combat bi dañ koy reporter aussi Thiam ñu ngi lay jaajëfal ci woola nga wuy si wax dëgg yàlla bokk ci CNG tamit bokk ci li nga xamante ni yaa ngi doxal làmb parce que li nga def nii bokk na ci li am solo ñëw xamal xale yi règlement bi ñëw xamal leen lii la làmb bëgg ak lii la làmb bañ et loolu bokk na ci tey li ñu la séntu woon woola kàddu gu mujj gi tey lan lay doon ci télévision DTV. waaw di leen jaajëfal di rafetlu vraiment seen liggéey. ndax aussi yéen a ngi béy seen waar ci sport bi nga xam ne moom la ñu bokk te moom ko moomal ko suñu bopp muy làmb ci vraiment nga ci ma la ci defal mention spéciale parce que sa émission wax dëgg yàlla ñëpp a koy surtout nag mbër yi parce que mbër yi dañuy jàng ci yow lu bari ndax sa waxtaan di nga ci indi làmb ak li nga xamante ni bi moom mooy li mën a yàqal mbër donc loolu dafa am solo caa bi di jaajëfal vraiment sa technicien yi di nuyu borom kër gi caa bi voilà donc di donc di nuyu effectivement ki nga borom kër gi nga xam ne moom mooy waa DTV di wax rek de président Alioune Sarr làmb rek moo ko ñor lu doxal làmb rek bu ñu si gars yi nag dañuy jàpp rek ne làmb bëri door te alors que wala tey lutte simple bi ñuy dox lutte olympique bi c'est-à-dire lutte africaine bi yooyu yëpp CNG da koy gérer te ñu bëri duñu comprendre ñu ngi jàpp rek ne làmb di bëri dóor di bëri dóor alors que gis nga fi dañuy léegi bëri simple bi ampleur bi mu am ak engouement bi mu am
waaw bi te yooyu yëpp yéen a ko gérer. lépp voilà ñëpp CNG koy gérer alors donc ñu ngi vraiment di leen di wax ne mbëri encore une fois de plus may wax rek li nga xam ne moom di ko mujjeel li président Alioune Sall di wax toujours li nga xam ne yéen a ko moom sàmmal leen ko seen bopp bu leen ko yàq. te jàpp naa ne li ñu moom mooy lan làmb ji te làmb ji ñu ci ëppale muy mbëri kon ñoom ñi nga xam ñoom ñooy acteurs principaux yi nañu fexe ba sàmm ko duñ ko yàq ñi ci des nag mooy ñan mooy amateurs yi nga xam ne dañ koy si ak fans club yi nga xam ne dañuy ànd ak seen mbër gunge ko ànd ak moom nañu xam ne ndam ak défaite moo fi am soit suñu borom may la tey xañ la ëllëg fu mu la mayee rek xañ na sa morom kon nañu àndandoo jàpp ne ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi muy làmb te suñu ndam du comme ni ñu koy waxee toujours rek du génn Sénégal donc nañu ko rafetal te xam ne sport rek la te sport nag bu noble la aussi bu noble la aussi di bàyyiwaat xel rek xale yi ne effectivement comme ni ko président du Sall waxee nanu sàmm làmb ji te boole ko effectivement ak di yëngu ci dara yëngu ci leen mbër ak métier. mbër ak métier. jërëjëf Thiam yaakaar naa ni loolu am na solo ñu ngi lay jaajëfal baax ci télévision DTV ci woote ñu woo nga ñëw dalal ñu kon ñu ngi am ci yow mbégte yaakaar naa ni di santaat yàlla di julliwaat ci yoon tam bu tedd bi et gis ngeen làmb fii la toll parce que combat yaa ngi taxaw làmb gi dox dëgg la parce que mbëri ndaw yaa ngi bëree te mbëri ndaw yi ni mu ko waxee dëgg la ñoo bokk benn licence boo xamante ni ak mbëri mag yi bi ñuy dagg benn la waaye bëggoon nañu gis tam combat yi mag loolu nag lépp mooy waxtaan la laaj nañ bàyyi coowu làmb nañ moytu coowu làmb nañ moytu seeti mbër mi wax moytu seeti mbër mi wax kële waxante làmb ji fi mu toll laajul loolu li mu laaj mooy toog waxtaan li mu laaj mooy woo nit ñi responsable ñu toog wax ci làmb comme tey jii ni ñu def nii def koog Thiam def koog du jànje ko def koog Gaston Mbengue def koog ñeneen ak ñeneen comme ni ko sama yeneen morom yi defee mais nañ bàyyi seeti mbër mi ni ko diw wax na la nangam dëkk ko micro ci tàng-tàng bi Thiam loolu tam bokk na ci li war a wax. waaw déedéet bu boobaa nag mbër mi moom mooy xam li mu war a wax rek. li mu war a wax xam ne. sport la. bu boolewul. mënu waru tàqaleen te d'ailleurs macha allah aussi boo xoolee gis nga bi Bombardier amee naqaram. ñëpp a fa daje kon benn lañ. mbër yi fi am moo xam bu dee bànneex da ngay gis ñoom ñëpp ñu dem bu dee na xarit naka saalika naka noonu kon ñoom ñoo bokk li nga xam ne moom lañ bokk te comme ni ñu koy waxee ñoom seen biir da ngay dégg sax ñu naan ñun ñoo mayante xaalis waaw ñiy mayante xaalis kay kon war na nu mën a nag wax dëgg yàlla bool bi ñu te ñu bokk lekk kon te mu rafet nag Thiam yaakaar naa ni loolu am na solo mbokk yi daal nañ ko moytu bu nekkee muy ñun ñëpp nag la leçon la boo xamante ni dañ koo jox pour ñëpp nañ moytu seeti diw ni ko diw wax na la nangam tontu ko waaw wala diw am nga droit de réponse wax na la nangam nañ seet ni mu gën a rafetee parce que ñun milieu làmb dañoo xaw a yàpp te lu jóg ñu sànni ñu ko te booy seet ni ko football bi ñun dajjee guñu poto dajjee guñu camp yàq guñu stade loolu nañ ko seetaat làmb fi mu toll waxtaan ñu ngi soo rek mais combat bu mag taxawagul te pour combat bu mag taxaw nag sponsor yi gën ñoo fonk gën ñoo wóolu jox ñu suñu confiance nañ doon benn tey seet luy rafet di ko wax seet luy boole boo seetee mbër mi këram wax ko jàmm mu wax jàmm lancé message am kee lancé ñu xam ni làmb nit responsable ñoo fi nekk loolu nag leçon rek la Malick laa àndaloon mu jàkkaarloog man te ak Matar muy suñu doom di suñu xarit di suñu rek muy ndaw ñu nangoo liggéey mbokk yi foofu la leen Leewtoo di tàggoo ba altine ak jàmm incha allah ñu indil leen leneen defaat leneen ba leneen gën ci asalaamaaleykum